Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo More, vi sto parlando da Torino come sempre. Saluto a tutti quanti voi e vi ringrazio anche per averci seguito su YouTube e Facebook come sempre. Oggi su questo video andremo a parlare di tre provvedimenti ragazzi che toccano la nostra comunità senegalese che vive qui in Italia. Allora, come lo sapete, oggi in Parlamento c'è stato il via libera per lo scostamento di bilancio. Parleremo di questo che permetterebbe di finanziare il prossimo decreto Ristori Quarter e l'altro che si chiama il decreto Ristori Quinto che stiamo aspettando per gennaio. E per finire parleremo, come lo sapete, questa settimana c'è stata una svolta clamorosa riguarda gli assegni familiari ANF che fino ad ora l'INPS negava ai familiari stranieri, diciamo extracomunitari che hanno le famiglie caricate e che vivono fuori Italia. Quindi c'è stata una svolta per questo. E per finire parleremo dell'ultimo circolare INPS che ha chiarito per il bonus ristori per le domande. Salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jaar bu baax a baax man la seen mbokk taalibe Mortalla Sarr depuis Torino ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñëpp fépp waaye mën a nekk di leen ziar saa su ne. Alors tey nag dañuy ñëw leeral suñ mbokk taalibe yi donc ay yeneen nouveauté rek yu beesaat ba tey surtout jëm ci fiñ toll ci yenn loi yi ak yenn décision yi ak mbokki taalibe liggéeykat yi ak ñi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo nekk ci biir réew mi la communauté sénégalaise. Alors fi ñuy njëkkee mooy tey ci parlement bi am na la maggioranza a avuto la via libera maanaam am nañ lu ñuy wooyee ok pour liñ fi doon discuter semaine bi yëpp ñu koy wooyee lo scostamento di bilancio maanaam ci nasaraan langue tubaab moom la ñuy wooyee donc un déficit budgétaire donc mu war a toll ci 8 milliards di euro yoo xamante ne bi donc beneen xaalis la boo xamante ni bi tey la gouvernement bi am ok ginnaaw bi ñu amee donc majorité ci parlement bi pour mën a jël xaalis boobu financé ko décret Ristori Quarter bi nga xamante ne bi incha allah suba dinañ ci discuter ci vendredi bi assemblée et que bu dimanche rek dinañ ko voter mu dem in Gazzetta lunedì donc décret boobu scostamento di bilancio boobu dina toll ci 8 milliards di euro dina tax aussi ñu financer beneen prochain décret buy ñëw ñu koy woowee il decreto Ristori Quarter ak beneen quinto décreto bu ñuy woowee il decreto Ristori Quinto pour gennaio encore donc looloo tax tey gouvernement bi am na accord pour donc xaalis boobu mu mën ko jëfandikoo pour financer yeneen ñaari décret yooyu di ñëw. Alors fi ñu njëkkee mooy il decreto Ristori Quarter. Alors xam ngeen ni suba dina dem assemblée ñu discuter ko fa donc ginnaaw bi nga xamante ni am nañ majorité bi donc déggoo nañ. alors décret boobu nag comme ni leen ko waxee rek beneen décret Ristori la boo xamante ni bi moom li muy prévoir mooy gën a yaatalaat maanaam catégorie yi nga xamante ni bi ñoom ñooy les plus touchés par l'emergenza del Covid-19 donc ñi nga xamante ni dañ leen di indemniser nekk ci zone rosse yi ak zone gialle yi gën a yokkaat donc la platea dei cotizzati ak aussi tutelare waat ñi nga xamante ni peut-être fii noo war a bokk ñoon ci yeneen décret yi di ñëw. donc li gën a fës ci décreto Ristori Quarter daal mën nañ ci jàpp ne taxes yi nga xamante ni bi dañ leen a suspendre ñu koy wooyee IRAP IRES IVA IRPEF yooyu yëpp aussi donc nga xam ne ñu ko suspendroon ci weeru novembre ak décembre dinañ ko prolonger waat suspension boobu ñuy wooyee moratoria fiscale fino il 30 aprile 2020 loolu aussi mesure bu fes la buy bokk ci decreto Ristori Quarter bi di ñëw tam gën a concerné lavoratori autonomi yi taxes yi ñu waroon a versé azienda yi ak imprese yi donc moratoria fiscale boobu dinañ ko yóbbu ba le 30 avril 2021 dina doon loo xamante ni bi donc ci biir décret bi lay bokk. leneen li nga xamante ni bi aussi tamit décret bi dina ko prévoir bokk na ci lu ñuy wooyee donc alors xam ngeen ni bu njëkk dañu tànnoon rek zone rosse et gialle alors bii pas ci biir décret bi di ñëw donc dinañ yaatal mbir mi ba ci partita IVA yëpp senza
différence di cotiser ateco donc dinañ koy yaatal ba mu yaatu jëm ci catégorie yi nga xamante ni bi yëpp rek ñoom seeni activité donc activité yoo xamante ni bi wàññeeku nañ wala bokk tëjoon nañ wala donc activités yi donc tellement activité yoo xamante ni donc am nañ kàllo ba lor nañ bu baax a baax ci jamono yi ji ñu nekkee donc bi pa dinañ ko gën a yaatal jëm ci partita IVA yëpp te aussi dina nekk niveau national. Alors ba tey li ñuy gën a jàpp ci biir decreto ristori quartier boobu doon bokk na ci lu ñuy woowe allargamento dei codici ateco ampliamento delle platea di codici ateco mooy li ñu leen waxoon rek ci début bi. Alors ba tey dina am lu ñuy woowe nuovo moratoria fiscale per soli chi abbia subito un fatturato del 33%. Alors xam ngeen ne décret yu mujj yi dafa indi woon donc lu ñuy woowe moratoria fiscale mooy taxes yi nga xamante ne ajoon nañ ko foofu aussi bii pa li décret bi prévoir mooy azienda moo xam azienda la wala donc lavoratore autonome la wala donc lu mën di doon rek donc taxes yooyu ñu lay suspendral donc dinañ la ko suspendral bu fekkee yow gis nañ ne am nga un calo di 33% boo xamante ni perte nga ko ci activité dinañ la suspendral donc taxes yooyu nga waroon a fay fii ba le 30 mars 2021 ñëw na ci biir décret bi. Alors ba tey ci biir décret bi doon nañ ci discuter ci lu ñuy wooye un bonus di 500 euro per i cassa integrati. Alors Conte dafa wax ne ñi nga xamante ni dañu nekk jamono ji cassa d'integrazione te nekk ay liggéeykat ñu prévoir leen benn bonus 500 euros pour nataale bi mais mesure boobu ba tey amagut via libera parce que ministre bi yor wàllu économie ñu koy wax Roberto Galtieri donc dafa jàpp ne loolu donc budget buy coûter 1,6 milliard d'euros la donc pour l'instant daal déggooguñ ci bonus boobu nga xamante ni bi 500 euros la pour jamono ji ñi nga xamante ni bi ñoo nekk cassa d'integrazione. Alors contributi a fondo perduto bi nga xamante ni bi dañ ko prévoiroon pour generosità ak arancione yi dañ ko gën a yaatal bii pa ba mu nekk ci in tutta l'Italia dina ñëw ci décret bi. Alors ci biir décret ristori quartier ba tey prévoir nañ ci beneen mese boo xamante ni bi bonus 1000 euro la per categorie del turismo e dei stabilimenti termali diciamo i lavoratori stagionali ak dello sport e della cultura. Ba tey prévoir na aussi donc secteur yi nga xamante ni bi dañu nekk in ginocchio maanaam ñi nga xamante ni bi rek carrément mbir mi da leen a laal ba seeni affaire wàññeeku ñoom it dinañ leen prévoir pour ab bonus boo xamante ni bi dina bokk ci decreto di ristori bi. Ba tey dinañ yokkaat ci biir décembre bi nii weeru décembre bi donc dina bonus babysitter bi tamit dina ñëwaat ginnaaw ni mu ñëwoon ci ristoritaire bi ak congedo Covid 19 donc mooy congé bi ak li ñuy wooye donc il reddito di emergenza ñu ngi am yaakaar tamit ba tey niñ ko prolongé woon ci weer yee donc ñoom it ñu yokkaat ko ci biir décembre bi. Alors loolu daal mooy li nga xamante ni bi ay points yu fës la yoo xamante ni bi am nañ yaakaar ne dina bokk ci décret ristori bii nii di ñëw te donc ñu jóge ko ci ay sources yu wóor a wóor ñu koy woowe il ristori quartier ginnaaw bi nga xamante ni bi tey parlement bi voté nañ lo scostamento di bilancio mooy lu ñuy woowe donc il déficit budgétaire di 8 milliards di euro pour financer ñaari décret muy ristori quartier bi nga xamante ni bi suba dinañ ci discuter voté ko bu ko defee donc dimanche mu jàll assemblée lundi dem in gazzetta nekk ufficiale ak beneen décret bu ñuy woowe ristori quinto nga xam ne ñu ngi koy xaar ci weeru janvier bii di ñëw incha allah. Alors fi ñuy jeexale mooy xam ngeen ne semaine bii ñu génn ni am na xew-xew bu mag boo xamante ne bi alors nouveauté bu am solo la jëm ci suñ communauté sénégalaise bi nekk fii ci Italie ak beneen communauté ak yeneen communauté yi ñi fi nekk ñëpp nga xamante ni bi rek ay extra communautaire la ñoon xam ngeen ne ñu ngi leen ko doon wax ci ay vidéo yu jiitu ci weeru agosto bi jëm ci li ñu woowe ANFP assegni per il nuclei familiari xam ngeen ne depuis lors INPS daf ko doon négaare famille yi nga xamante ni bi ñoom dañu cariquer seeni parents dañ nekk à l'extérieur maanaam nga nekk fii cariquer sa doom sa jabar sa yaay mbaa sa papa te ñoom ñu ngi nekk à l'extérieur dunduñu fii ñooñu mënuñu woon a am accès ci li ñuy woowe ANFP gli assegni per i nuclei familiari. Alors xam ngeen ne c'è stata una svolta come l'abbiamo detto prima. Alors la Corte di Giustizia europeo dell'Unione Europea donc jox na via libera à ce que léegi ñi nga xamante ni bi dañ leen ko doon xañal dañ nekkoon ay non residenti in Italia léegi ñoom ñëpp am nañ droit ci li ñuy woowe assegno per il nucleo familiare donc lavoratore bu nekk fii nii tey Italie
karike woon sa njaboot ñu nekk Sénégal wala feneen te dund ñu fii rek dañ leen doon bañal loolu ñuy wooyee assegno familiare léegi am nañ droit ci assegno boobu ginnaaw bi nga xamante ne bi la cour de justice pour l'Union européenne donc yóbbu nañ fa dossier bi ba mu kase verdict bi daal dina léegi donc assegno familiare yi parenti che vivono all'estero donc am nañ ci droit. alors loolu nag dañ ciy sant suñ mbokk taalibe boo xamante ne bi depuis lors moom it bokkoon nañ ci ñu bëree bëri ñoo xamante ne bi alors xeex nañ ko fépp ci Italie ba tey ji résultat positif boobu am ñu koy wooyee ñaan tam nekk ci Lombardie bi côté Brescia di suñu ay grand yu baax jiituñu ci affaire yi gën ñu koo xam ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal ci décision bu saas boobu nga xamante ni seen loxo génn ci te léegi assegno familiare képp ku nekk fii ci dëkk bi te sa njaboot di dundoo à l'extérieur am nga droit laajal ko dem nañ sax ba dollu ci ne si può anche chiedere gli arretrati fino a 5 anni ñi nga xamante ni dañoo amoon ay retard ci 5 ans yu mujj yi donc ñoom mën nañoo laaj retard yooyu noonu fii ba 5 ans pour mën a bénéficier wu ci assegno per il nucleo familiare boobu nga xamante ni bi léegi yamatul ci sa doom ji nga karike fii rek ci réew mi sa parent wala sa yaay mais léegi ba ci ki nga karike tam bokk ci sa nucleo familiare sax te nekk Sénégal donc léegi ñoo ñëpp am nañ droit pour ñu leen di fay assegno per il nucleo familiare boobu ñuy sant bu baax suñu nijaay ñaan ak ñu mel ni Baye Diouf ak ay grand Alioune Ba te ñu nekk ci côté Brescia bi ñoom aussi doon ci def liggéey bu nice. alors fi ñuy jeexale mooy IMS génne na tey benn circulaire bu am solo am lu bëree bëri li mu ci leeral xam ngeen ne depuis lors ñoo ngi doon discuter ci indennité onnicomprensiva bi ñu war a def demande yi catégorie gu bees gi te mënaguñ koo def ak ñi nga xamante ne bi automatique la doon ñëw ci ñoom. alors démb nag IMS génne na circulaire bu bees boo xamante ne bi lim ciy leeral circulaire boobu moo ngi nekk il circolare numero 137 del 26 novembre 2020. alors IMS léegi xam la ne léegi plateforme bi pour catégorie gu bees gi nga xamante ni bi am nañu réquisites yi yëpp pour laaj bonus onnicomprensivo per il decreto ristori alors dugal nañ plateforme boobu ci site bi léegi képp ku amoon réquisites yi rek te mën koo dugal alors mën nga dem ci site IMS bi nga dugal ko fa wala nga dem ci padronato yi wala nga dem ci CAF yi. donc leneen li IMS doon leeral mooy catégorie gi nga xamante ni bi ñoom amoon nañ réquisites yi yëpp alors fino ora dugaluñ ko woon léegi am nañ accès pour dugal ko ginnaaw bi nga xamante ne bi il decreto ristori dafa fixé woon la scadenza fino al 30 novembre adesso prolongé nañ scadenza demande yooyu ba le 18 décembre pour képp koo xamante ni bi rek il decreto ristori bii nii am nga réquisites yi maanaam le 29 octobre fekk la woon ci contrat te nga amoon réquisites yëpp te mosoo koo dugal mën nga dugal indemnité onnicomprensive boobu bu ko defee IMS dina la ko fay donc dina dem fii ba le 18 octobre décembre incha allah pour mu mën a jeex di xamal mbokki taalibe yi daal li gënoon a fës ci circulaire bu leer la ak leeral ñi nga xamante ni bii ñooy catégorie yi ko mënoon a dugal waxoon nañ leen ko mooy intermittenti lavoratori dello sport incaricati alle vendite porta a porta occasionale autonomi privi di partita IVA ak stagionale a tempo determinato ak stabilimenti dei termali et dei tourisme donc xam ngeen ne catégorie gu yëpp ñoom ñu ko mënoon a dugal képp koo xamante ni jamono ji am nga réquisites yi mbaa bonus agosto bi le 15 août moo la ko xañoon ndax da nga nekk ci contrat mën nga racheté wu ci l'indennità onnicomprensiva del DL Ristori nga xamante ni donc adesso demande yi disponible na fii ba le 18 décembre ku am réquisites yi rek mën nga gaaw dem ci CAF yi padronato yi wala nga dugg sa page IMS mën nga ko defal sa bopp. alors leneen li ñuy leeral ba tey mooy alors xam ngeen ne ci biir weeru novembre bii nii am na catégorie lavoratori yu bëri yoo xamante ni bi ñoom ñii jot nañ 1000 euros le 18 bi passé jotaat ko le 25 am ñu ko jot le 17 ñii jot ko le 20 mais daal nell'arco di una settimana c'è stato pagato 2000 euro per gli stagionali alors foofu nag IMS li mu fiy leeral mooy 2000 euros yooyu 1000 euros yu njëkk yi il decreto di agosto la yeneen 1000 euros yi anticipo la pour ki nga xamante ni bi bokkoon nga ci decreto ristori bi te am réquisites yi donc ñooñ lañ ko fay ñeneen ñi nga xamante ni nag defaguñ demande yi ñoom mën nañoo def demande bi dinañ leen fay decreto ristori bi mais ñu xam ne daal ci ñi nga xamante ni bi jot nañ fi ñaari yoon 2000 euros li commencé le 18 novembre te jotoon notification yooyu ci seen page ak le 25 alors bu 18 novembre bi moo ngi concerné il decreto di agosto l'indennità onnicomprensiva del mese di agosto alors beneen 1000 euros bi ci leerali IMS nee nañ anticipo la
per ñu amoon requisiti yi mu ñëw automatique ci ñoom per il decreto ristori l'indennità incomprensivo 1000 € noonu la ko IMS leeralee. donc ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo am requisiti yi te defaguñ ko alors IMS nee na plateforme bi c'est disponible fii ba le 15 fii ba le 18 décembre mën nañoo def donc demande boobu noonu mooy catégorie gi nga xamante ne bi le 29 octobre bi décret bi nekkee in vigore fekku leen ñu nekk sotto contratto. alors loolu moo gënoon a fës ci circulaire bi IMS génne démb bu nekk numéro 137 del 2020 yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr Torino jërë ngeen jëf.